ba ca topp nag mooy bi gën a flagrant mooy bu danseuse boobu di Mbathio Ndiaye ginnaaw Mbathio Ndiaye ba mu doon sëy ak Mame Baye sëy ba tas ñu wax ko ginnaaw loolu nag coow lu bëri génn na ci coow li nag fa mu ci génnee am nay accusation yu bëri génn na ci ñii jàpp nañu que Mbathio Ndiaye dafa infidèle maanaam mooy dafa am jëkkër ba pare di taxawaalu ñenn ñi ñoo ko wax du samay kàddu nag damay relayer tout simplement li réseaux sociaux yi wax ndaxte man ni ma koy waxee rek mariage yu Mbathio Ndiaye ñàkk mariage yu Mbathio Ndiaye ça ne m'intéresse pas mais li may def liggéey la askan la comme ñoom ñoo ko joxoon site internet yi la te journal People la moo tax ñuy wax ci ba coow li bare nag Mame Baye nag du kenn koo xamante ne mi ngi woon Dubaï mais nañu jàpp ni Mbathio Ndiaye balaa ñu koy takk ci boppam annoncé nañu ñaata lañ koy may dot bi annoncé nañu mariage bi fekk nañ ko foofu sañse yi site internet yi jël ko wane ko ginnaaw ba sëy ba passé sax ba Mame Baye ñëwee biir këram gis nañu accueil chaleureuse de Mbathio Ndiaye de son mari Mame Baye nangam sangam lañ doon def seen biir salon génnee nañ ko ñoom ñoo toog seen biir salon site internet fekku leen fa journaliste fekku leen fa Tange Tandian fekku leen fa journal People fekku leen fa ñoom ñoo ko filmel seen bopp yónnee ko foo xamante ni site internet dañ ciy jot ñu génnee ko moo tax bi tas amee site internet aussi xamal ni askan bi sëy bi ñu leen waxoon de am na li ñu leen wanoon ni que ñii ñi ngi seen biir kër nangam sangam sëy jooju tas na ginnaaw ba sëy jooju tasee nag am na ñu bare ñoo xamante ni accusé nañ leen dem nañu sax bay naan Mbathio Ndiaye dafa am benn artiste boo xamante ni moom la nekk loolu muy benn jeune artiste boo xamante ni Mbathio mat na ko yaay loolu yëpp soulevé fi ay coow ñu demati aussi ba ñu ne am na beneen xaritam bu jigéen boo xamante ni moo ko présenté woon Mame Baye kooku moo tas sëyam ginnaaw loolu gis nañu ay sëru Mame Baye sëru jëkkëram génn def ay sorties ci réseaux sociaux yi xamal xas Mbathio Ndiaye ba mu ràpp xamal ne ko ba muy dugg ci Mame Baye ñoom bugguñu woon lenn rek taxoon seen rakk moo bëggoon comme seen rakk nag moo bëggoon moo tax ñu ànd ceeg moom mais xamoon nañu Mbathio Ndiaye du sëyal seen rakk xamoon nañu Mbathio Ndiaye intérêt moo ko dugaloon seen rakk xamoon nañu Mbathio Ndiaye ñëw lekk seen rakk ba mu jeex tak moo ko ci dugaloon ba mu jeexee mu sànni ko ni xaj ginnaaw loolu nag ki ñu accusé woon moo tas sëyu Mbathio Ndiaye te kooku moo présenté woon Mame Baye ak Mbathio Ndiaye ba sëy dox seen diggante du kenn ku dul Dabaye nag di soxna ci Armand Ndiaye di feccekatu Wally Seck nañu déglu ci Dabaye lu mu wax. loolu nag lenn rek la bërki dim bañ lay fase dangaa toog ci sa digg ay mbokk sa ñoom yaay ak papa toog nga ne leen kenn tax sama sëy muy Dabaye mu waatoon na ko yow yaa naa fekk yow yaa mën a fen yow yaa xam lu bon yow doo nitu dara man dinaa wëlbatiku di defar ba pare di ko yàq duma zaar boobu ki tax sa sëy nag dina la umpane ne daal sa laaxu ngénte te man xam naa ko ki tax sa sëy moo woo sa jëkkër wax ko li nga nekkee A ba Z ba nga demee voyage ak la nga fa nekkee lépp la wax sa jëkkër bàyyilul ko dara joueur ba nga doon fanaanal ak lépp la ko wax waykat ba nga doon génnal ak tout bàyyilul dara sa jëkkër déggoo ma de man jomb naa def loolu parce que aw ma sa jot déjà man fi ma toll nii sax fi réew mi toll ci man ma tëdd hôpital feebar grippe 15 jours nit ñi di ma seet si tal naa dara démb ci suba laa génn hôpital sa jëkkër hôpital la ma njëkk a fekk sa ex jëkkër boobu hôpital la ma njëkk a fekk wax ak man ba may jubóog man du tey de yaa 3 mois la ma fekk sama biir kër gii toog sama goro Astou Diagne andi ko mu ñëw baalu ma xaq ne ma baal ma xaq sama jigéen baal ma xaq noonu lay waxee dama koy waxee ni mu ko waxee carrément sama jëkkër tourné ne ma kii amelu la àq ya moom moo la amel àq ndax moo la dugal ci lii te wax na dëgg maa ko ci dugal waaye nag bu ma ko ciy dugal salaatul faatiya laal waat ni man damaa jàppoon ne ndaw si dina sëy dina toog ndaw si dina changé ndax man xam naa ndaw si ba ma ko xamee 2007 yàgg na du tey jànkonte nañ lu ne police yóbbu na ma fa ñaari yoon ma xuloog moom 2 ans juboowaat waaye kooku duma ko bàyyi yéen wax leen man maa ñàkk jom lan la ma apporteel lu ma defal dara lu dul ci ay xat-xat jafe-jafe rek la may dugal ci loolu rek la may woo barki démboo njaay bi la fi mbër mi bawee ngay génn ak moom mu dig la takk bàyyi la bëccëgu nar a kaamu jour bi mu la waroon takk keneen maa nekk ak yow boobu maa ngi ëmb rasul mi ba 2 heures du matin ma lay nax ci sama pooj bi naan la diw noppil yàlla dina ñëw baa mu yónnee yërëm la yow sa kër ku fa dugg sax du lekk du naan potu ndox sax doo ko may ndax bon gi nga bon yow doo joxe lekk doo joxe naan doo maye doo saraxe
kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo kàddu yooyu nga xamante ni Dabaye ci boppam yëkkati na ko dégg ngeen ko dégg naa ko du ma ci delluwaat di commenter kàddu yi la Dabaye yëkkati ginnaaw nag bi Dabaye yëkkatee kàddu yi Mbathio Ndiaye ci boppam porté na plainte pour diffamation ak calomnie kan la porté plainte nag kii di Dabaye bi nga xamante ni mooy soxna Arma Ndiaye di fecckatu Wally Seck nee na daf ko diffamé daf ko calomnier muy lan benn plainte boo xamante ni Mbathio Ndiaye déposé na ko à la barre contre kan la femme de Arma Ndiaye pour diffamation et calomnie. C'est le tube de l'hiver, l'histoire du divorce tonitruant de la danseuse Mbathio Ndiaye et de son mari Mame Baye qui finit plus d'alimenter la presse people sénégalaise. Après avoir remporté le mariage de l'année 2020, Mbathio et son ex-époux et son ex-mari sont en train de créer le divorce du siècle. En effet, des sources proches de la danseuse originaire de Koungheul nous ont informé qu'elle a pris la décision de passer à l'étape supérieure après la récente sortie de l'influenceuse Dabaye, proche de celui qui est désormais son ex-mari, celle qui a affirmé hier sur son Snap que c'est elle qui avait fait les présentations entre Mbathio et Mame Baye. Elle a tiré à boulet rouge sur cette dernière avec les révélations qui font mal à l'oreille. Revenant sur les péripéties du divorce de Mbathio Ndiaye, se sentant diffamé et touché dans son honneur, Mbathio mooy wax sentir na que daal Dabaye kàddu yu mu yëkkati daf ko diffamé gis na ni honneur am daf ko tilimal bu baax a baax ci ay sources yoo xamante ni sukkandiku ko am nañ ko ci Mbathio décidé na porter plainte et nous avons voir une copie gis nañu copie plainte bi nga xamante ni Mbathio déposé na ko de foofu. À la première heure, l'épouse de Arma Ndiaye Dabaye la ñu porté plainte recevra sa convocation xamal nañ ko daal ci première heure Dabaye dina jot convocation Dabaye jot na convocation wala jotul convocation en tout cas lara leeruñu si et une bonne forme et en bonne et due. Décidément, le feuilleton du divorce de la danseuse sera très dense demain dans les rebondissements et des attaques, des contre-attaques et des deux camps sont même à prévoir dans cette série. Nous vous tiendrons sûrement informés des dernières nouvelles dans cette affaire en tout cas daal ginnaaw Dabaye bu mu yëkkatee kàddu yooyu yëpp technique Mbathio xamee Mame Baye na takka ba amee na warugal ba ñëwee ba lépp la ci am ak Mbathio li tas sëyam ak li tasul sëyam en tout cas Mbathio Ndiaye nee na kii di Dabaye di jabaru Arma Ndiaye doon xaritam présenté woon ko ex jëkkëram jooju maanaam porté na ko plainte ginnaaw loolu tamit gis nañu ay vidéo yoo xamante ni Dabaye mi ngi koy def ne dañ ma teqale woon ak yow ci biir oto mook ma Mame Baye nekkoon fi jëkkëru Mbathio Ndiaye mu yëkkati xaalis di ko may mel ni genre kokkali en tout cas ñun si journal People liñ ci mën a wax maanaam mooy investigation yi ñu doon def kii di Mbathio Ndiaye da doon sëy ak Mame Baye ñi ngi dëkkoon fii ci immeuble Bougane Gueye Dany bii nekk ci ginnaaw Elton bi ci rond-point Foire immeuble Bougane Gueye Dany boobu képp koo xamante ni yaa ngi dugg ci biir jàppal ni sa carte d'identité da nga ko doon bàyyi ci vigile ba ca biir kër ga nag appartement boobu ñu naan 800 000 francs la Mame Baye doon fay Mame Baye mosul fay 800 000 francs 700 000 francs la doon fay ci appartement ba am nañu copie contrat de location bi am nañu reçu de paiement yi am nañu lépp 700 000 francs la doon fay immeuble boobu nag nit du fa dugg te bàyyoo fa sa carte d'identité ba ñu demee nag ba ci biir Mame Baye xëy na peut-être am na ay soupçons jël na ay caméras de surveillance placé ko ci biir appartement ba te soxnaam soosu doon Mbathio Ndiaye yëgu ko mais en tout cas jigéen soo demee bay sëy ak moom ba amatoo ci moom confiance je crois que jarul di jël ay caméras de surveillance di ko dugal ci sa biir kër maanaam yow ak sa jabar sëy dagan na tas dagan na te sëy li ko lal maanaam mooy confiance sëy lan moo ko lal mooy amour sëy lan moo ko lal muy communication sëy lan moo ko lal muy partage su ngeen demee ba xam ne ni ko loolu ñàkk na ci ngeen xool mënul nekk jarul woon def ay caméra de surveillance tey ba muy egsi fii nañ leen présenté woon ca téléphone ngeen doxaanante ba warugal ñëw ba ngeen takkante mënoon ngeen mayante baat foofu ku nekk dem seeti leen te kenn du ci xam dara en tout cas muy beneen pression bu leen di indil Mame Baye dafa jëloon ay caméra de surveillance def ko ci biir kër gi ba noppi ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi doon ñëw ci appartement bi di seet si Mbathio Ndiaye di indi dibi yéen ñi doon indi dibi yi yéen ñëpp seen carte d'identité mi ngi woon foofu man mii di wax ak yéen Tange Tandian yéen ñëpp maa ngi ak seen tur seen sant seen date de naissance seen numéro pièce d'identité parce que ñu bëree dañ doon ñëw ci appartement bi di indi ay dibi ñenn ñi sax dañ doon ñëw ba ci Mbathio di ko naan tasal ma takk la ñooñu ñëpp ñu ngi seen ay carte d'identité muy immeuble boo xamante ni c'est fermé du buntu boo xam da ngay ñëw rek ubbi da ngay présenter sa carte d'identité ci vigile yi ñu enregistré ci registre bi ginnaaw loolu nag ñun ñoo def suñu enquête ba gis loolu yëpp. jamono ji ñuy wax ak yéen nag naan Mbathio dafa bañ a génn ci kër gi man Tange Tandian maa leen di confirmer Mbathio génn na ci appartement ba muy génn
chambre à coucher cote la yóbbaale jamono ji mi ngi dëkk Liberté 6 extension ci côté Camp Leclerc muy divorce du siècle bi nga xamante ni diggante la danseuse Mbathio Ndiaye ak Mame Baye Dabaye nag wax na ci la ma ciy wax Mbathio porté na plainte mais lépp noonu la demee adultère la du adultère infidélité la du infidélité parce que tey Mbathio bi ñuy jiiñ infidélité dem nañu sax ba ñenn aussi nee nañu ex jëkkëram jooju tamit am na ay xale yu jigéen yoo xamante ni ay xaritu Mbathio lañu dafa doon nekk ak ñoom am na ñoo xamante ni dem na ba nga xamante ni leen doon invité Dubaï ñenn ñi sax tëdd na ak ñoom ñoo ko wax donc en tout cas la ñuy jiiñ Mbathio moom la ñuy jiiñ Mame Baye tey nag Mame Baye ñi ngi naan dafa am pour man ku yor alal da ngay yor kër doo luwe ji appartement 700 000 tey koo xamante ni yoroo kër biir Ndakaaru ñu ne da nga yor nañu jàpp ni c'est des hommes d'affaires mooy gars yi nga xamante ni ñooy Dubaï parfois dañuy dal ci benn coup bi marché ñu ñëw bëgg a wanee jàmba ñaaw coow lii yëpp nag dafa am du dara pour benn influence pour xale yi jigéen ñi toppaat leen pour ñu ne kii dafa am xaalis wala amul xaalis ku am xaalis da ngay am kër doo dem di fay ji location 700 000 francs par weer xëy na ab benn business la business boobu dafay jeex donc sénégalais yi nañu yeewu jigéenu sénégalais yi nañuy yeewu parfois da ngeen di gis benn nit jógee fële ñu naan Dubaï la nekk lan lay liggéey na leen wax lan mooy xëyam lan mooy gontam dóor bi nekk Dubaï ñun ñëpp xam nañ ko ñu ci bëre Dubaï la ñu nekk dañuy mbubboo sëriñ laa te xamuñu aani kasira Fatiha mënuñu ko tari ba mu mat dañuy ñëw ñu ne dañ lay listaxaaral mënuñu la listaxaaral dañuy jël sa tur jël sa turu yaay ak sa turu papa yónnee ko Ndakaaru fii seen benn sëriñ bi xoolal leen répété leen par audio ñu ñëw woole ñun la nangam sangam lii ak lii la mën nañ ko faj ñenn ñi dañuy dem ci naar yi xam nañu naar yi dañu puissant surtout pétrolier yi ay milliardaires lañu dafa am loo xam ne dañ leen di takk xalwa boobu ñu leen takk dañuy impuissant boobu nag suñ ko defee ñoom ñu ne mën nañ leen faj boobu ñu xool fii seen benn sëriñ bu ko tekkiwaat ñu gañe ci xaalis bu bëri noonu la ñuy dóoree ñeneen ñi ci wàllu or bi la ñuy dóoree naka la ñuy dóoree ci or bi da ngay ñëw di jënd or léegi soo ñëwee di jënd or naar yi parfois ay 10 kilos 20 kilos nga gis courtier yi bare kii ne la xam naa bijoutier bi nangam sangam kii indil la kële ñu tegal la ku nekk xam na ni or suñ koy jaay ci këyit lañ koy jaayee dañ koy peser yóbbu ko service des mines yóbbu ko douane ñu jox la këyit yëpp nga ne tey 20 kilos or laa bëgg ñu lijjantil la këyit yooyu yëpp këyitu douane bi këyitu service des mines ba mu jeex ñu won la benn or boo xamante ni qualité bu baax la nga ñëw suñuy peser ñu peser la ko léegi tey su doon da ngay jënd or 21 carats ci 20 kilos yi 10 kilos yi dañ la koy jox 21 carats yeneen 10 kilos yi dañ la koy raxal bii 14 carats lañ la koy defal bii 18 carats benn bi sax dañuy dem ba nga xamante ni weñ bu ñuul la ñuy jël toggee ko ndoxu or bi moo tax ñu bëre ay sénégalais fii amoon nañ fi ay problème mu or ci diggante Dubaï ak Arabie Saoudite ak Sénégal ba ñenn caabi féete woon leen ginnaaw muy ñetti business yooyu nga xamante ni dóorkat yu mag yu nekk Dubaï yëpp noonu la ñuy dóoree mais ay coup la rek du chaque jour lay am parfois da nga koy am mu jàll parfois doo ko am mu jàll su jàllee nag nga yor xaalis bi alalu baytimaan la alalu baytimaan boobu nga xool xale bu jigéen bu nekk Sénégal buy rêvé tukki boo xamante ni dafa rêvé luxe génn dem aéroport AIBD jël téléphone am snap waaw bye Dakar bienvenue à Dubaï du dara cagatu professionnel la cagatu de luxe kooku nga yaakaar dafa yorul dara yeewu leen loolu mooy business su Dubaï waaye kantaa la ñuy wax yëpp dara amu ci la ci am daal mooy dañ doon sëy tas nañu Mbathio jël na ay bagage am dem na dëkki Liberté 6 lalam la moom jigéen nag suy sëy yaakaar naa ni chambre à coucher moom moo ko moom loolu kese la yóbbu kantaa li Dabaye wax moom la engagé Mbathio porté na plainte mais en tout cas Mame Baye dafa defoon ay caméra de surveillance ci biir kër ga ñu ñëwoon nag ca biir kër ga foofu di fa dugg di jënd di indi ay dibi ñeneen ñi di ko naan tasal ñoom ñëpp am nañu seen ay carte d'identité loolu muy lu leer ba ci biir waxu Dabaye dégg ngeen mu soulevé benn cas boo xamante ni échappé na woon na Sénégalais yëpp muy takku suuf bi nga xamante ni Mbathio defoon na ko sonn ci lool ba génn ci Dabaye présenté ko Mame Baye ba Mame Baye di ko takku suuf boobu nag mooy ni ma leen di wax ñun journal People dara réeruñu si takku suuf boobu du woon kenn benn oustaz moo ko takk oustaz boobu mi ngi ci benn télévision bu mag la nekk fii ci Sénégal di waaraate guddeeg bëccëg di jëmale nit ñi ci yoonu diine jëmale nit ñi ci yoon ustaas boobu moo ko takkoon takku suuf ci jiiru ñaari at ñenn ñi ngi dem di accusé naan Diop Xaas la du Ablaye Diop Xaas ustaas boobu moo ko takkoon ustaas bi mi ngi ci benn télé bu mag du ma leen wax turam nag du ma leen wax turam mais lenn naa leen ko xamal turam soo koy bind ci biir turam yëpp am na ci biir santam yëpp am na ci ustaas boobu moo takkoon Mbathio te bu mu ko takkee takku suuf Mbathio defloo na ko fii fi golo yu nekk ba ci photom boobu mu solee kilote
takkaloo ko chaîne muy mel ni américain photo baa ngi circulé mi ngi suñuy téléphone mi ngi suñuy disque dur mi ngi suñuy ordinateur donc oustaz boobu di toog ci télé bi di waaraate yàlla nangam sangam sëy nangam sangam sëy nangam sangam nangam sangam kookoo takkoon Mbathio Ndiaye takku suuf moo ko sonaloon mu jógee ci dem sëy ak Mame Baye muy une bonne information boo xamante ni indil naa leen ne laan ko fii Sénégal dara réeruñu si tey ñi dàq toog ci télé bi di wax ña dàq toog ci télé bi di ŋàññi nit ñi di leen def ay référence ñoo gën a yées ci Sénégal tey soo taxawee di wax dëgg dañ ngay doon seen noon moo tax nee naa leen man tey képp koo xamante ni nekkoo ci dëgg sama première noonu man ngay doon du ma dégg lu baax ci yow ndaxte dëgg moo ñu ñor liggéeyaluñu ko suñu bopp yàlla suñu borom lañ koy liggéeyal toog ci télé yi war a jàngal nit ñi ba noppi nekk ci suuf def naka sudul noonu su ngeen paree foofu yéen a ngi ci kër jet setteurs yi jet setteurs bi mu oustaz boobu jet setteurs bi mu doon doxaan almadi di fa def yëfi ñàkk fayda ne day takku suuf ginnaaw bu mu jógee ci Mbathio sax xam nañ ko kon nañu tey te régler seen bopp te xam ne oustaz lañu nañu jàngal nit ñi yoonu julli nañ jàngal nit ñi yoonu jàng sangu farata nañ jàngal nit ñi yoonu am jom nañu jàngal nit ñi yoonu wax dëgg moo gën ñu nekk ci télé yi di ko bubboo ba pare suñu génnee doon les purs saay-saay xam nañu lépp muy beneen phénomène boo xamante ni amaat na tey ci dëkk bi muy phénomène marabout yi les jeunes marabouts tey kër kilifa diine yi am na ay sëriñ yoo xamante ni tey ñi ngi fa du ma tudd nag benn kër du ma nee murit du ma nee laayeen du ma nee kër Mame Baye du ma nee Njaasaan du ma nee fen ay sëriñ ñoo fa nekk jàpp ay xale yu ndaw yu am 12 ans 14 ans di leen takk suñ leen takkee dañuy tëddee xale yi wala ëmbal leen suñ leen ëmbalee ba pare sànni leen bàyyi leen fële je crois que sàmm jikko yi nitu dëgg Jamra jóg leen ngeen xeex ci loolu dëkk baa ngi bëgg a tas ay sëriñ ñoo xam ne dañuy woote seen bopp ay sëriñ jàpp ay xale yu ndaw yu am 12 ans 14 ans la ñuy jël naan dañ leen di takk kuñ ci takk dugal la ci biir kër gi ñenn ñi dañ lay tëddee utiliser sa virginité suñu utiliser sa virginité pare ab deret boobu la ñuy soxla am lu ñu ko liggéeyee pour am ci alal wala am ci mbooloo ñenn ñi dañuy pare ëmbal la soo paree ñu sànni la xale bu am 12 ans 14 ans nga takk ko xamal ko góor ba pare nga takk ko sànni ko est-ce que tey ubbiloo ko brèche pour mu bon xale bi nga xamante ni xas na xam góor ba pare je crois que tey réew mi ngi bëgg a sànku tey ñi naan kilifa diine ñi naan ay sëriñ alors que c'est des faux marabouts mënuñu la taril Fatiha bu dëgër demuñu dara ci loo xamante ni yàlla moom la bëgg lépp lu ñuy jaamu ci wàllu xërëm la jëm liggéey ba ñuy def ci liggéey bu bon la jëm ñi ngi fees del ci dëkk bi tey foo leen gis ñi ngi sol grand boubou yor ay 4x4 nit ñi di leen nuyoo ñaari loxo ñu foog ni ñoom ñoo gën ci àdduna bi yàlla gëmmul nelawul ñoom ñëpp teg nañ seen bët sëriñ yooyu yëpp xam naa leen su ngeen boytuwul nag arrêté wul sàmm jikko yi maa ngi leen di lancer un message jóg leen ngeen wax ci lii nitu dëgg jóg leen ngeen wax ci lii Mame Matar Gueye ONG Jamra jóg leen ngeen wax ci lii yéen association féministe yi ndaxte xale bu jigéen bu am 12 ans 14 ans mariage précoce dañ koy tere Sénégal kër kilifa diine yi ñu ngi toj Sénégal kër kilifa diine yi sëriñ yu ndaw si ñu ngi toj Sénégal xale yu ndaw la ñuy jël takk leen duñ leen doxaan dañ leen di takk suñu nee takk ñenn ñi dañ leen di tëddee suñu leen déviergé ba pare nañ ci ñoom sànni nañ leen ñenn ñi su leen ëmbalee sànni nañ leen xale yooyu tey ñoom ñooy mujj génn am benn déception ba nga xamante ni tey dëkk bi mi ngi toj ndaxte xale boo xamante ni xamul góor nga xamal ko góor ba pare sànni ko ci mbedd bi loolu dañ ci war a wax nee naa leen Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar journal People on est là pour éclaircir tout wax dëgg moo ñu tax a jóg kenn moo tax ñuy wax dëgg jooju muy yàlla suñu borom suñu bakkan bi nag dañ koo def addiya Serigne Saliou Mbacké pour défendre lépp loo xamante ni mooy dëgg lépp loo xamante ni du dëgg danañ toog suñu journal People wax ko liggéey la nag bu ñu suñu borom jagleel ñu koy def kon lépp lu ci mënti am dañ koy wax suñu paree nag suñu vie ñoo ko moom ku mu neex jugel ku mu neex waxal waaye nit ku baax ku nekk da nga may gërëm da nga may sant da ngay ànd ak man waaye nit ku bon nit ku dëng nekk ci télé bi doon saay-saay ñenn ñi borom ñaari tur yi ñenn ñi ay lesbienne ñenn ñi ay transsexuel duñu mës a bëgg a Tange Tandian ilaa yow mi diina duñ ko mës a bëgg fu ñu mës a toog ci plateau dañ koy gaarwale ndaxte Tange Tandian lu muy wax baaxul ci seen ay business kon donc nay leer muy phénomène bu bees bi nga xamante ni ay sëriñ ñi ngi takk ay xale yu ndaw 12 ans 14 ans dévierger leen ñenn ñu ëmbal leen sànni leen ñoom ñëpp xam naa leen su dakkul nag ñaari émission ñetti émission dinaa commencé tudd ay tour ñu xam leen ñu ràññee leen bu baax a baax.
ci divorce Mbathio Ndiaye ak Mame Baye ginnaaw bu Ria bu VIP People amee waxtaan ak kooku nga xamante ni moom la ñu dippee Cheikh Ngom ñu gën ko xam ci turu DG mu nekkoon fii ca Pikine nekk ci showbiz bi nekk ci làmb ji xam milieu bi bu baax a baax jamono ji nag muy évoluer foofa ca Milan foofa ca Italie ginnaaw bu mu sekkee waxtaan ak Ria jëm ci wàllu tasu Mbathio nañu déglu DG yan kàddu la yëkkati teg ko ci kaw Mbathio. Mbathio benn fecckat la woon. nga ne yow xamoo ko kon. moom laa lay wax mooy intéressé wuñu benn fecckat bu doon fecc xëy def ay couleur après ngeen bëgg ko teg foo xamante amul sens. mais Mbathio dañ ko war a rajee Sénégal. si Mbathio li mu def dafa yiwul tey ñu bëgg ñu Mbathio am na yeneen yu nañ dem xooli jigéen ñu sell ñi. ginnaaw ñoo déggandoo kàddu DG yooyu DG moom xalaatam lenn la nee na Mbathio dañ ko war a raje ci Sénégal DG fu mu teg loolu Mbathio di sénégalaise ñu war ko raje Mbathio lan la def ba ñu war ko raje sëy tas tax ñu raje ko Mbathio kat en tout cas sénégalais la ñu fi sëy tas bari nañu trop man mi sëy naa tas keneen sëy na tas keneen sëy na tas en tout cas muy ay kàddu DG ne Mbathio dañ ko war a raje Sénégal lu tax DG wax loolu nag en tout cas sénégalais réponse bi mi ngi ci yéen. ku yàqu yi ku yàq dëgg la